mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV bisimilah leen ci xabaaru marax yi la ca gën a fës Abdou Elinkine Diatta secrétaire général kuréelu Woyfu Puy ca Casamance daal di faatu ak yeneen ñaar ci doomi aadama dañu leen daal di boom ginnaaw bu ñuy amal ab xew-xew cosaan ca Moulomp ca département bu Bignona. bus rapide transit altine gi lanu ko jëmmal ci banlieue bu Ndakaaru bi le projet dëkk ngir yembalal dem beeg dëkk bi ci Ndakaaru ci banlieue bi lenn ci askan bi seen xalaat jib na ci dana ci teewlu reportage Alioune Gueye ci biir xabaar yi Fuladu ubbitab l'école bi tombeek jamonoy ngóob rax ci dolli ci seen aada yi de jamono kon la ñu taamu ngir xalefal góor ñi loolee gàttan ñàng meek ñàngale mi ba ñi nga xam ne kon ñooy jàngalekat yi seen baat itam dina ci jib ci diwaanu Fuladu kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtu xabaar yi nees kis bu jalan day ñu ci faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum di leen dalal jàmm ci jotaayu xabaaru marax yi sant leen bu baax gërëm leen ci tàmm gi ak ñàkk wute gi ci ITV xabaar yi kon des koy tàmbaleeg ni ñu ko junjee ci ndorteel li ak Abdou Elinkine Diatta moom mooy secrétaire général kuréelu mbooy xëy fipp yi ci Casamance ni ki kon di ci guddi yi la ñu doon amal li nga xam ne kon mooy ab mbirub cosaan xew-xew la ginnaaw kon ci lañ leen daal di buum moom ak yeneen ñaar ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan mbir yaa ngi xewee kon ca Moulomp ma nga ca département bu Bignona ay leeral ak Tidiane Cissé. information bi lii di agence presse sénégalaise dëgëral na ko tey ji kii di Abdou Elinkine Diatta nekk secrétaire général bu MFDC génn na àdduna ci dimanche bi dafa ñàkk bakkanam ci benn fusillade bu amoon ci Moulomp ci département bi Bignona ci fusillade boobee am na sax yeneen ñaar nit ñi jot si ñàkk seeni bakkan bu ñu sukkandikoo toujours ci agence de presse sénégalaise boobee ñi yekkati woon boobule fusillade ñi ci moto Jakarta lañ ñëwoon Abdou Elinkine Diatta ci fàttali ñu ngi koy désigné ci secrétariat général bu MFDC ci atum 2017 Abdou Elinkine Diatta dafa nekkoon ku jege Abbé Diamacoune Senghor mi nga xamante ne moom moo jiite woon mouvement des forces démocratiques bu Casamance te mu gaañu ci atum 2007. Tidiane Cissé di ko gërëm gisee bi nga xam ne am na diggante njiitu réew mi Macky Sall ak maître Abdoulaye Wade loolee nag mën na yembal ay négociation jëm ci mbirum Karim Wade mën na itam gën a yaatu ba njabootu libéral gi ci Sénégal lépp kon daje doon benn loolee nag mooy gis-gisu Momar Thiam mu tax ci dolli moom ki nga xam ne xalaatam ak xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu communication politique mu ngay ñaax Idrissa Seck jiital parti réew mi ngir mu génn ci pataralam gile moo nekkoon gën a Mamadou Ibra Kane Cheikh Hassana Fall. dajalewaat famille libérale bi yëpp nekk na loo xam ne Abdoulaye Wade bëgg na ko loolee kii xam ne yàgg naa liggéey ak moom gis na ne lu weesu calcul yu dem ci mbirum Karim Wade def ba retrouvailles yooyee am nekk na mbir yoo xam ne président Abdoulaye Wade mën na ko defaat ngir gën a mën a doolelaat ñiiti libéral yi ñu mën a dem ci conquête pouvoir bu yees bi lee Wade c'est pertinemment tout ce qu'il fait. Wade xam na ni si lépp lu muy def da si xalaat bu baax balaa muy jëf waaye man jàpp naa ni retrouvailles yile du mbirum Karim Wade kese lañ si wax waaye mën na am ni waxtaan nañ si lu jëm si retrouvailles famille libérale bi ndax li mu bëgg la. C'est un vœu pieux chez lui à la réconciliation, la retrouvaille de la grande famille libérale. moom mi la xam ne xelam daa màcc ci lu jëm ci mbiru communication politique jàpp na ne noppib Idrissa Seck bile amul lenn loo xam ne da cee nii la waaye moom gis na ne fi mu toll nii njiitum parti réew mi moom war naa génn ci noppeem gile balaa ñu ko fàtte ci jeu politique bi ti am ma. Il observe un silence qui est teinté d'observation. dafay noppi goo xam ne dafay jàngat lépp lu xew ci jeu politique bi moo tax suy waaj a wax ñëpp a koy bàyyi xel ndax dañ koy soxla. Avec tout ce qui se passe en ce moment, avec toutes les suppositions, les hypothèses qu'on est en train de waaye nag ak li yëpp di xew ci jeu politique bi il faut que mu génn wax ndax su waxul dinañ ko bàyyi ci ginnaaw te du baax ci moom. Carrément sur la touche et que donc il a tout intérêt aujourd'hui à reprendre l'initiative. mu nekkoon ganub jury du dimanche moom mi fi nekkoon consul bu Sénégal foofee ca Bordeaux ñaan na nguur gi mu xool nu muy gën a def ba jege doomam yi xam ne ñoo nga ca région Aquitaine te xam ne ba ñu tëjee consulat bu Sénégal foofee ca Bordeaux léegi ñoom jàpp nañ ni dañ leen xaw a fàtte.
Cheikh Hassada Fall di ko gërëm coow li jolli ci kan mooy wuutu njiitu réew Macky Sall bàyyeekoo ci biir partem bile lu mën a ñàkk la te nag loolee sax mën na yàq liggéey bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall def na ko fi loolee muy xalaatu Momar Thiam rox ci dolli ne kon njiitu réew mi Macky Sall kon dafa war a génn ngir jeexal pëccëxoo gile ñu tollu kàddoom ci micro Mamadou Ibra Kane. Il a beau expliquer. moom wax na ko wax na ni mbirum ñetteelu mandat nekkul ci xelam. waaye suñu demee ba ci biir mouvance bi ci boppam ñu muy liggéeyal ñu mu àndal am ñenn ñoo xam ne dañ tàmbaliti yëkkati wax non président warul amaat ñetteelu mandat loolu da koy andil ay jafe-jafe day andi coow. cette question. mais wax jooju dafa nekk wax joo xam ne dafa jekkul moo tax day gaañ bu baax a baax a baax président ak liggéeyam ak ni muy liggéeyee loolu waa opposition bi dañ ko xam moo tax foofu wax jooju dañ ciy nekk di teg seen loxo ndax day mel ne ab góom moo tax ñu ciy bés bu baax a baax waaye jàpp naa ne fi mu toll nii ci lu jëm ci mbiru communication politique moom président li doon gën ci moom li gën ci moom fi mu toll nii lenn rek la mooy mu dakkal wax ji nii xam ne daa jëm ci ay mbirum ñetteelu mandat wala la fin de cette récréation autour de ce mandat. Cheikh Hassada Fall daal di addu ci leneen loo xam ne mooy rapport Doing Business pour 2019 génn nag Sénégal am ci taxawaay bu mucc ayib loolee nag mooy njàngatu ñi nekkoon ganuk Alassane Samba Diop ci l'Air du Temps ñoom itam jàpp nañu ni loolee la tax mu daal di am mooy doxalin bi nga xam ne état bu Sénégal jógte na ko jëm ci wàllu koom-koom gi ak lépp loo xam ne kon moo jëm ci wàllu affaire ñoom nag loolee jàpp nañu kon wute nag lool ak li askan wi dund jamono ji ci mim réew ba tax nag kon ñoom ñaari ganuk Alassane Samba Diop bi def na ci jàngat bu yaatu ñu teewlu ci leeral ak Omar Kane. Sénégal moo jël ñaar fukk ak ñetteeli place ci téeméer ak ñeenti fukki dëkk ci classement bu Doing Business bu 2019 waaye dafa mel ni spécialiste yu bari li ñu gis ni mooy loolu méngoowul ak li sénégalais yi di dund bu ñu sukkandikoo ci professeur Moustapha Kassé loolu li ko waral mooy que ni Banque mondiale critères yu muy jël dafa sore lool ak li nit ñi di dund. ba tax muy wax ni nañu moytu critères yooyu ndax li muy firnde bariwul professeur Kassé jàpp ni critères yu ñu jëfandikoo ci Doing Business bi am na lu bari lu des ba tax mu wax ni critères yooyu waruñu tere gis dëgg gi ci moom bu fekkee ni li ñu bëgg a wane mooy que ni lépp a ngi dox am na yeneen indicateurs yoo xam ni mën nañ ko jëfandikoo mu mel ni retour sur investissement ndax fii ci Sénégal bu fekkee ni am na ku investir dina jotaat xaalisam ak degré confiance yoo xam ni investisseurs yi am nañ ko ci dëkk bi moom indice yooyu la jàpp ni moo gën a baax ki mu bokkaloon plateau bi di directeur des études du centre de formation et de développement pour l'économie et sociale Thierno Thioune moom mu jàpp ni Doing Business coupe du monde des pays réformateurs kese la ba tax mu rafetlu bu baax ndogal yi nga xam ni nguuru Sénégal jël na ko waaye ci moom ba tey loolu doyul moom Thierno Thioune mu wax ni nguuru Sénégal def na ay jéego yu rëy ci joxe ay investissement waaye loolu rekk doyul ndax nguur gi war na def itam ba dimbali entreprise yi ñu formaliser wu bu ñu sukkandikoo ci Thierno Thioune am classement bu baax ci Doing Business baax na lool waaye war nañ xolaat weneen wàll wi ndax loolu tax na ba ndool gi wàññeeku ci dëkk bi. Omar kon Sénégal taxaw ci ñaar fukk ak ñetteelu place bi ci lu toll ci fukk ak juróom fukk téeméer ak juróom fukk ak juróom ci réew yoo xam ne kon ñoo bokk ci boobu lépp rapport daal di àddu ci bus rapide transit ci wàllu dem beeg dëkk bi niki ëllëg kon ci altine gi la ko Sénégal di daal di jëmmal ci mim réew rawatina ci banlieue bu Ndakaaru loolu nag la ko waral mooy rek gën a yembal dem beeg dëkk bi fii ci Sénégal waaye itam fexe ba lu toll nag ci ñetti téeméer ci doomu aadama bés bu ne ñu mën a ko dem ko dikk te benn gàllankoor bañ a am ci wàllu wi ni mel ñu teewlu ci ki nga xam ne mooy Alioune Gueye laaj na askan wi ñoom naka la ñu gisee boobu le projet ci mim réew ñu teewlu ko ak Moussa Fall reportage. bus rapide transit bis yu bees yi nara daw biir Ndakaaru ak ci banlieue bi nguuru Sénégal daal di koy indi ngir yombal dem beeg dikk bi ñenn ci citoyens yi di si joxe seen xalaat. la fekk bette ne day indi bis man daf may neex parce que aussi bis bi dafay xat te bi dafa tàng initiative bu baax ba amaatee beneen bette macha allah law la cat. à chaque fois bu fekkente ne toujours dañuy indi lu bees pour améliorer conditions de vie sénégalais yi je pense que du doon day nekk initiative bu baax et bus yooyu nekk ci VDN bi dina tax au moins sénégalais yu bëri au lieu ñuy jël seen oto wala ñuy jël transport yi nga xamante ne
dafay indi embouteillage dañuy emprunter bus yooyu ba nga xam ne seen ligne directe la ñu yore seen ligne spéciale la ñu yore et donc fluidité bi dafay gën a am doole ci circulation bi. Ndakaaru comme butéel rek la butéel bi su jógee si kaw ndox mi ñëwandoo si buntu bu ndaw boobu xam nga day am ni ko te embouteillage moo tax ñu ne embouteillage bouteille embouteillage foofu lay amee Dakar a ngi nii pour dugg problème la ñëppay ñëwandoo pour dugg problème la léegi ñu bëgg encore dolli ci leneen dolli ci xar bi karaw non. ñenn ci citoyens yi gis ne bus yi dina yombal dem beeg dikk bi ñeneen ñi gisee ko neneen. lu gën la ci Sénégal aussi et dañuy ñaan yàlla aussi mu doon loo xamante ne dafay law dafay nekk si yeneen secteurs yi ba nga xamante ne Sénégalais bu si nekk dina mën a déplacer wu facilement sans pour autant ñu am yenn embouteillage yu bëri yi et retard yi nga xamante ne moom la ñuy am ci circulation. ngay dem Ndar bis yi da ngay toog doo sonn mais nga ñëw Dakar da ngay taxaw ba xat ba bëgg a dee xat yi fii odeur yi. ñii duñu parfumé ñii duñu sangu day métti. terre baa ngi nii rek ñun nous habitons fële en Maristes mais on a des problèmes avec la terre problème kenn mënul jàll kenn mënul dem kenn mënul dikk te yaa ngi nii te yaa na encore pour 2 ans encore léegi BRT bi ñuy lancé nii di ko kii problème rek parce que il faut ñu gas il faut que ñu arrêter circulation bi il faut que ñu tali yi il faut que ñu dagg nit ñi di wëri di keeg yooyu yëpp. problème rek lay indi. ba tax na ñii di ndaw ñi dinañ ci gis seen bopp. xam nga xale yaa ngi toog fi di naan attaay mais bu bis yi ñëwee ñu jàng dawal jàng auto école savoir comment conduire savoir la code de la route d'abord bu ko defee kii dina dawal kee nekkee lii au moins liggéey bi gën a bëre. liggéeyu BRT ñu nax ko tàmbali altine ji bis yu bees yile ndax dinañ yombal dem beeg dikk bi ci biir Ndakaaru ba tax na embouteillage yu metti yi ak tali yu yàqu yi ñu ngi sonal askan wi. di yàq lu bari ci gafaga réew mi. Alioune Gueye di ko gërëm ab kuréel a ngi juddu seen xememteef mooy baatu islam di jolli ci àdduna wërngal këpp rawatina kon fii ci réew mi ab taxaw seetlu gu yaatu kon lañu daal di amal ab ndaje ngir rek fexe ba dikkaat ci dund kii di Seydina Bilal Ibnu Rabah moom mi nga xam ne kon moo njëkk noddu ci diine islam loolu nag fexe nañu itam ngir xool lan mooy jafe-jafe noddukat yi ci réew mi jaarale ko ci lii di couverture maladie universelle ngir rek fexe ba jafe-jafe yi kon muy leen. loolu lépp ko lañ ko doon amal ñu teewul seen njiit Abdourahmane Mbengue kàddoom ci micro Cheikh Sall. waaw kii di Seydina Bilal Ibn Rabah ak Seydina Ababacar dañoo bariwul xadis ndaxte dañ ko jege woon lool ñi bari di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa fekk dañ koo sori dinañ fent nag lu bari waaye ñii nga xam ne que dañ ko jege ñoon lool jege ñoon biir këram ay royukaay lañu woon moo tax laata ñuy gëstu seeni mbir ngir am beneen tëril boo xam ne bu ñu fa jaaree dinañ nekk lisaanu jàmm lisaamu déggoo ndaxte lisaam du dara dul jàmm. bon nag ñuy roy ci moom laaj ne ni ñuy jàngee yeneen téere yi ñuy jàng diggante wax bi dinañ si xam lu bari. dañ ko fas yéene sargal màggal ci benn béréb boo xam ne que dañ ko fas yéene def fële ca Jamaajo ci 20 hectares mooy benn jumaa boo xam ne que juróom benn fukki junni taxawaay lay jël ak benn daara bu ñu tuddee université islamique Seydina Bilal bu fukki junni étudiant ak benn centre de conférence bu juróomi junni taxawaay ak dalwaay yu bari ndaxte dañu gis ne xale yu bari dañuy jóge fii dem di jàng ji Égypte di jàng ji Maroc di jàng ji Koweït bon dafa jot nag xale yi ñu mënuñu bañ a dem mais ñu wàññi dem jàng bitim réew ndaxte xam-xam baa ngi fi mais dalwaay bi moo fa amul. ñu fas ko yéene tàmbali déwén ci jàppale nag comme yàgg bu OCI bi xam ne que sama xarit sama doomu ndey Omar Seck moo fi taxaw ci turu OCI. Bilal yi dañu waxtaanoon nag kilifa gi ñu ne ko daal Bilal yi war nañ mën a dugg ci couverture maladie universelle mën a dëgg-dëgg xalaatu ma woon loolu nekk war nañu mën a dugal ndaxte ñoom ñooy nekk ci jàkka yi ku feebar ñu yelwaanal la bon bu ñu leen fexee ba dugale leen ci biir couverture maladie universelle bi dina tax bu ëllëgee dinañ mën a faj seen njaboot imaam yi dañ ca war a dugg ngir mën a dugg faj seen njaboot ndaxte nag balaa ngay jaamu yàlla da ngay wér. centre polyvalent bu Thiaroye yi di dalal lu toll nag ci ñetti téeméer ak juróomu tuut tànk yoo xam ne ñoom ñoo leen di jël lépp ci wàllum dund ak tam ci wàllum ndëkk loolee lépp nag ñoom nee nag ñàkkul ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy jànkonteel même bu dee sax kon ñu ngi leen di tàggat ci at wu nekk ci diiru kon ñetti at ngir rek bu ñu génnee kon ñu mën a am loo xam ne dañ ko mën a jëfandikoo ngir yor seen ëllëg ci réew yu teewlu ci Omar Bokoum bu dal njaaj ci reportage.
loog ñetti téeméer xale ak juróom mu doon nag ay xale yoo xamante ne ñu bari ci ñoom dañoo amoon problème ak yoon ministère de la justice ngir jéem leen récupérer dugal leen ci centre polyvalent bu Thiaroye ngir tàggat leen. centre bi ndax état bi dafa fi indi ay personnel boo xam ne ay nit yoo xam ne seen liggéey dañoo jàng lu ñuy defaree xale donc ñoom ñoo fi nekk ak ñun pour jàppale ñu nan la ñuy jàppalee xale yi lim bi 305 enfants lañ fi am 255 jeunes filles ak 45 garçons xale yi yëpp président tribunal pour enfants ñoo leen fi confié. mu am lu tolloog lu ëpp ak juróom-benn at xale bu jigéen bi di jéem a defaraat dundam fii ci centre bi. man damaa nekkoon suñu kër mais dama noonu bëgg génn man dama noonu tëj rek donc duñu ma bàyyi ma génn. bu jigéen ñu koy def su ma génnee su ma ñëwee dañu may dóor wala ñu xas ma wala ñu saagam mu commencé di fàq noonu su ma une semaine ñëw ma une semaine si des ma ñëwaat nit ñu baax daal dafa fréquenté benn koñ la muy fay ne Grand la nekk Saint Sala ma dem fa benn suba ma xamante ak ay xale jigéen ñi ne xale jigéen yooyu ñoom baaxul ma xamante ak ñoom léegi may ànd ak ñoom sama nijaay heure bu ñëwee dem mu jël si doo fa fekk may dem sama yoon ba ñooñu dañ doon jaay seen boobu moom tam ma dem di ànd ak ñoom boobu dañ ma doon tere mais xaw ma ndax lañ ma doon tere baaxul man loolu moo nekkoon sama xel loolu rek laa doon def. centre polyvalent bu Thiaroye di ab centre boo xamante ne mu ngi tàggat ay ndaw yoo xamante ne dañoo xawoon wàcc yoon ci ay formation yu am solo centre boobu di réinsérer ndaw yooyu la. bu dal jàcc dañuy dem sekk jéego kon dem ba ca Fuladu foofee nag xam ngeen ne ubbiteb l'école bi def na ay bés yoo xam ne kon daloon nañu ko waaye nag fële ca Fuladu dafa may jafe-jafe ndax dafa yemook li ñu waaye kon ngóob gi ginnaaw mbay mi ba noppi rax ci doole itam jamono yi leen kon ñoom la ñu taamu seen aada ngir xarafal góor ñi fa nekk waaye nag loole soob njàngale mi ci jafe-jafe yu tar ba tax nag ñoom di jàngalekat yi di woo askan wi rawatina kon waa Fuladu ngir ñu def ab taxaw seddu ci wàllu yu ni mel Seydou Diatta ci leeral. bu ñu sukkandiku ci calendrier scolaire bi njàng mi ak njàngale mi door na fépp ci Sénégal wërngël këpp waaye ci gox-goxaan yi demeewul noonu rawatina fii ci diwaanu Fuladu ndaxte ci diwaan gi mel ni arrondissement bu Mampatim bari na ay élèves yu tegagul ci yoonu école yi ñii dañu leen di xarafal ñii a ngi ci liggéey tool ya. kono école ko ari ko men sansi noor lañu daan dugal suñu xale yi lël waaye école bi tax na ñu toxal ko indi ko ci waxtu yi nga xamante ne amuñu jafe-jafe ci wàllu dund ndaxte commencé nañu góob. gis nañ ne tey xale yëpp ñu ngi ci kër yi génn ko ñu ci lël yi te loolu xale bu dugg ci lël mën na toog lu mat weer wala li ko ëpp balaa muy génn te loolu tam mën na gàllankoor seen jàng. lu wokk école primaire yi moo xuuri collège yi ak lycée yi ci douane gi ñàkk professeur yi toftalu ci yeneen jafe-jafe ñeel doxalin école yi tax na ba xale yi soobu ci liggéey kër yi laata lépp di yemb. waaw commencé nañ cours yi waaye ñun fii ci suñu école bi am nañ ay problème yu bari ndax fii nii saal yi dañoo manqué te élèves yi nu ñuy toogee dangay gis benn saal élèves yi di toogee ñoom ñett ci benn table. Je fais la classe de 4e. man mii 4e lay def waaye ba fu ñu toll nii benn professeur dong la ñuy am muy professeur mathématique ñu si des yëpp amuñu ko. espagnol et arabe. te fii tamit amuñu salle informatique amuñu courant ci école bi ça cause vraiment problème loolu problème la te am na ay boo demee feneen daal ci ville yi. da ngay gis ay élèves yi am seen tenue am seen salle d'informatique am seen lépp te ñoom ñu ngi ci ay conditions yu baax par rapport ñun fii ici à Mampatim dañoo bëgg ñu traité ñu au même pied que ñeneen yi. ci gox yu bari nekk fii ci diwaanu Fuladu waxtu bu ñu jagleel njàng mi ñu koy duppee quantum horaire ci at mi daanaka lu ci ëpp dafay manqué lorange bu ci tukkee mooy élèves yi gën xayma gi lañu leen di amal ak seen naataange yi nekk ci yeneen diwaan donte bokkuñu waxtu bu ñuy door njàng mi. laajum bitim réew Mame Abdou Gueye kase lañ ci àndal. ay jàmmaarloo yu metti moo amoon démb ca Bissau ab dajaloo bi nga xam ne nag ay parti yu féetee ci kujje gi ñoo ko sàkk woon force de l'ordre yi nag dañ ko daal di tas ab tasin bu metti ba ay way dox ñaxtu yu bëri daal di si jëlee ay gaañu-gaañu naka noonee tamit kenn sax daal di si ñàkk bakkanam yooyu les opposants nag lu ñuy sàkku rek mooy ñu daal di xoolaat lii di fichier électoral bi ngir su ko defee fraude bañ a am seen sàkkuteef bi nag su antoo
lii di élection falum njiitum réew mi daanaka dañ koy dàq ba beneen élection falum njiitum réew mi nag war na am sax fii ak benn weer ñoom tamit leneen lu ñuy ñaawlu rek mooy mauvaise gouvernance maanaam doxalin bi nga xam ni àndul ak yoon naka la seen dox ñaxtu bi tàmbali rek ñi di force de l'ordre yi daal di tirer ay gaz lacrymogène ci seen kaw ci ay quartier Bissau yu bëri yi nga xam ni ku jege moo fa teg tànk ay dispositifs policiers yu am solo daal nañ ko fay teg kuréel gu nekk foofu nag ca réew ma te nga xam ne rek mooy sàmm lii di àq ak yelleefu doomu aadama moo ngi ñaawlu anam bi nga xam ne rek le police daal di tase lii di dox ñaxtu bi. ca Mozambique président sortant bi di Filipe Nyusi moom nag daal dinay jël raw gàddu gi ci élection falum njiitum réew mi ci téeméer boo jël am na juróom-ñaari fukk ak ñetti xob kii di opposant bi di Ousufo Momade nekk candidat wu kuje gi moom ci téeméer boo jël ñaar fukk ak ñaari xob la am xibaar bi nag commission électorale bi maanaam kuréel gi nga xam ne rek mooy saytu élection bi moo ko daal di fësal bi la élection nag ñu bëri dañoo jàppoon ni élection bu jàmp la ndaxte dafa waroon am ngir ñu mën a sàmm rek lii di kaarange gi foofu la ca réew ma. ca Algérie kuréel bi nga xam ne rek mooy saytu lii di élection bi daal dinay fësal ni ñaar fukk ak ñaari candidat nan daal di retenir ngir élection falum njiitum réew bi nga xam ni war na am ci fukki fan ak ñaar ci weerum décembre bii ñu jëgmal ci yooyu les candidats bokk na si ñaari njiitum jëwriñ ci jamonoy Abdelaziz Bouteflika maanaam Tebboune ak Ben Fliss ñaari candidats yi sax daanaka ñooy favori bi wante bi la élection nag mouvement de contestation bi nga xam ni judd na ci weerum février ba la ñu génn da koy bañ élection falum njiitum réew mi nag waroon na am ci ñeenti fan ci weeru juillet ba la ñu génn wante nag nguur gi da ko annulé woon ndaxte benn candidat jotul woon a fësal boppam contestation bi buggul benn yoon rek ay njegeñaale Bouteflika yi nga xam ne jamono ji ñoo nekk ci nguur gi daal di organiser bile élection ndaxte jàpp nañ ni buñ ko organiser élection bile du jaar yoon Abdelaziz Bouteflika moo ngi tekki ndombal tànkam ci weeru avril ba la ñu génn gannaaw ba mbedd mi ak l'armée bi daal di def pression ci kawam. Abou Bakr al-Baghdadi di njiitu organisation état islamique daal dinay faatu ci benn opération militaire bi nga xam ni armée américaine bi moo ko daal di amal ca bët gànnaaru réewum Syrie njiitum réew bu États-Unis di Donald Trump moo ko daal di dëggal tey jii gannaaw ba nga xam ne rek ay médias américains yu bëri jotoon nañu fësal xibaar bi tey jii ci suba si ci discours am bu mu amal ca Maison Blanche Donald Trump daal dinay wax ni nag ay njegeñaale yu bëri yu chefu jihadiste bi jot nañoo ñàkk seen bakkan ci cong bi nga xam ne l'armée américaine bi moo ko daal di amal foofule Abou Bakr Baghdadi ba cong bi lee tàmbalee dafa daal di daw daal di dugg ci benn tunnel bi nga xam ni foofule la daal di activer li di ceinture d'explosif bi nga xam ne takkoon na ko daal di faat boppam rax ci dolli daal di rey ñett ci ay doomam bu ñu sukkandikoo ba tey ci Donald Trump ñu jàppee ko comme ki nga xam ni def na ay ñaawteef ci ay réew yu bëri comme yu ci mel ni Irak ak Syrie moom Abou Bakr al-Baghdadi moom moo nekkoon nit ki nga xam ni moom la ñu gënoon wër ci àdduna bi yàgg nañu wax ni nag faatu na wante nag bii yoon daanaka dëgg la ndaxte l'armée irakienne bi nee na ay service de renseignement am ñoo ko daal di localiser laata ñuy jox xibaar bi ñii di autorité américaine yi nga xam ni ñoo ko daal di faat. ko gërëm Mame Abdou Gueye Kassé daal di addu ci wàllu tàggat yaram ak final play off yi am niki démb diggante AS Ville de Dakar ak Dakar Université Club AS Ville de Dakar kon ñoo daal di duma étudiants yi juróom-benn fukk ak juróom-benn ci juróom-benn fukk kon nag ñoom ñoo wuutu ñii di waa Saint-Louis Basket Club mi jëloon championnat bi niki daaw Omar Kane ci leeral. ci njëlbeen bi jigéenu Moustapha Gaye yi ñoo sumb xeex mi ñoom sax ñoo jël ndam ci premier carton bi. ñu am fukki poñ ak juróom waa DUC am fukki poñ ak ñett waaye loolu dafa mel ni yëngalul benn yoon waa DUC ñoom ñi ñëwoon wutsi seen fukk ak juróom-ñetteeli ndam. jongante bi di dem di gën a jafe ci waa ASC Ville de Dakar ki leen gën a sonal mooy Ndeye Sène mi indi beneen xar kanam ci deuxième carton bi. noonu la waa DUC jële ndam ci deuxième carton bi ñu am fanweeri poñ ak ñett waa ASC Ville de Dakar am ñaar fukk ak juróomi poñ. ci deuxième mi-temps bi ASC Ville de Dakar indi beneen xar kanam Moustapha Gaye moo fa war a jaar ci biir vestiaire yi. simili yi di dem benn ci ñaari équipe yi. mënul raw sa morom lu ëpp ñetti poñ mu nekk match bu metti bi ñu demee ba dernier carton bi
la ASC Ville de Dakar am avantage bu baax ci Dakar Université Club ñu gën ci ràññee Malou Elma Kinta Kuna Ndaw ak Yvonne Bilonda moom sax moo dugal ñaari panier yu 3 points yu ndar képp jongante gi ASC Ville de Dakar moo mujjee jël ndam li mu nekk seen ndam bu njëkk ci championnat national 1 féminin ASC Ville de Dakar wuutu ci podium bi Saint-Louis Basket Club boobu la ASC Ville de Dakar di jongante ci Coupe du Sénégal le 2 novembre bi ñu dëgmal. di ko gërëm Omar Kane di leen gërëm itam mbokk yi ci ànd beek ñun ci ITV gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yënd rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba ma jox leen dox daje fukki waxtu ak benn ci guddi bu calande ci jukkib xabaar yi feeg boobu ngeen wéy di ànd ak suñuy programme ci ITV ndax mbiree ngi ci jërë ngeen jëf.